salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi damay bañ audio bi gudd moo tax ma def ko ñaari audio te sànq téléphone daf ko coupé maa ngi woon ci poñ yi nga xam ne moom lañ leen war a limal muy naka la ñu war a fas yi waajalee koor gi ak yiñ ci war a bàyyi bi ci njëkk waxoon naa léegi ne koor ay jëfee ngi ci ak ay bàyyi maanaam ay digle ak ay tere ñaareel bi mooy da nga war a tënk say cër ba doo ci def li ñu la tere te nga sóobu ci biir koor gi ñetteel bi nga yëkkati ko nag ci mboolem jëf yu suufe yi bu ñuy wax jëf yu suufe yi rek loolu wax na boppam sax maanaam ay caaxaan ay kaf ay kenn xamul yoo xam ne yu ñàkk fayda la yu ñàkk solo la yooyu wax dëgg yàlla ci biir koor kooku dañ ko war a bàyyi moo tax ñu ko jëf yu suufe yi ñeenteel bi mu ne nga xañ sa bakken bii nag mboolem li nga xam ne koor daf koy bañ li koor di bañ yëpp dinañ ci ñëw maanaam li ci ëpp doole nag mooy bànneexu dund lekk naan sa soxna yooyu yëpp danga ci yar bakken bi tàggat ko juróomeel bi mooy nga tere sa làmmeñ ci ay diingat gis nga bu waxee cër rek mënoon na yem foofu mais xoolu mbokk yi dafa dellu si waat ci làmmeñ bàjj bi lu yàqu moo ko yàq te moo gën a mën a dugal nit safara te ëllëg ñi ëpp ci safara ña fay dugal làmmeñ ña leen fa dugal moo tax mu ne ci koor ndax jeexitalu koor ragal yàlla kon boo bàyyee li mu lay tere ci koor normalement bu koor gi jeexee làmmeñ bi war naa mën a tënk bu baax a baax a baax mu ne moo tax nga tere sa làmmeñ ci ay diingat ci ay werante ci ay wax yoo xam ne da lay jural bàkkaar mbokk yi di xuus ci mbiru jàmbur yi ci mbiru nit ñi di teg ci deru góor yi ju jaaduwul loolu musiba la Laxdari yu tere nañu ko bañ ko jàngalee daaw nañu moytu ko làmmeñ bi ci wax ju bon wax ju ñaaw ci jëwaate ci xaste ci doyadil doomu aadama ci saaga yooyu yëpp làmmeñ ñu koy def te dañ ci jëw am ñu jëwee làmmeñ wax lu dul dëgg tooñ jàmbur yi commentaire boo xam ne musiba la man damay wax ne période bii ñu nekk nii actuellement nii ci biir weeru koor gi période bu dangereux la période bu sensible la période boo xam ku ci moytuwul doo am koor ndax dafa nekk période boo xam ne tension politique moo fi am werante bi bari na am diw bàyyil diw sàcc na diw sàccul diw moo ko def diw defu ko di wax lu la wóor ak lu la wóorul li sëriñ bi doon wax naan dëgg bu la kenn laajul fen la waxatuma la ak loo xam ne yow amu ci benn xam-xam man dama ne nañu moytu sax revue de presse ndax revue de presse yi li mu lay jural mooy bàkkaar ndax boo weddiwul ci làmmañ xasoo ci làmmañ di nga ko def ci xel te ñaare li ñuy bind dëgg la ak du dëmb dañ ci war a maandu waaye yow liir nga ba pare commenté sa commentaire bopp tooñ nga te ka nga tooñ xamuloo foo ko gisee pour baalu ko kon mbokk yi nañu moytu ko làmmañ lan lañ sànq na ñëpp te jamono yi wax la ñu toll si kilifa gi nag daan na wax ne jamono yi wax la ñu toll ku mën a noppi na nga noppi te nag ku noppi mucc salaay su ma ko wax man sax tan na jaa ku noppi mucc ku noppi kenn du la ne yaa fi waxoon wala fekk nga déedéet tubaab sax daf koy wax le silence est d'or donc silence dafa am solo moo tax mu ne na nga tere sa làmmiñ bi nga tënk ko moytu ci yu bari yii mu wax ni yëpp nag nee na képp koo xam ne kii da nga bëgg a tegtaloo ci yii ba doo tarxiis na nga sukkandikoo ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax naan moom yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne bàyyi woo ay waxi caaxaan ay jëfi caaxaan soo wooree itam yàlla soxlawu ko xiif ak mar rek nga ci am juróom-benneelu poñ bi mu ne na nga fexe ba yi la sunu borom tere ci weer wi na nga ko bàyyi gi nag dina jur coono de waaw dina jur coono lu tax muy jur coono ndax bakken du ko miin xëy benn suba rek bàyyi lekk bàyyi naan xëy na loolu sax yomb na waaye bàyyi wax lu soo newul booy rëccali di wax doo ko tey boo xoolee télé bi ba si yàgg rek di nga commenté di nga wax di nga saaga di nga xultu wala nga lire journal yi di nga ko def bakken bi du ko miin
dafay xaw a jafe mais loolu tamit am na solution sallallahu alayhi wasallam joxe na ko solution mooy lan nee na nga muñ te jëfandikoo digle suñu borom ngir am tuyaaba yi ñu ci la dig nga muñ bu ñuy wax muñ lu neex dañ koy muñ ñu bari dañ defe lu naqari rek la ñuy muñ déedéet lu neex dañ koy muñ bokk na sax ci yar sa bakkan ngay muñ loolu le rawatina ci weeru tedd bii ndax yàlla mu wax ci alquran ne ba'da auzu billahi mina shaytani rajim innama yuwaffa sabiruun ajrahum bi ghayri hisaabin yàlla lu mu wax mu ne xamal ne dinañu fay waay muñ yi seen tuyaaba te kenn du leen xisaab ëllëg waaye loolu rek doy na muñ yàlla dina la fay te kenn du la xisaab yawmal qiyaama kon juróom benni poñ yi moom lañ leen doon wax ne ku ci sukkandiku ku fa teg sa tànk de yàlla mën na laa musal yàlla mën na laa muccal pour tënk ko ci tubaab xëy na dina jafe waaye ñu jéem. Je vous avais dit tantôt qu'il y a 6 points pour préparer le Ramadan, pour ne pas tomber sur quelque chose qui peut rompre votre jeûne. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le Ramadan, durant ce mois, il y a des interdictions, mais il y a aussi des recommandations. Les recommandations, il faut les faire. Les interdictions, il faut les laisser. Le deuxième point, c'est-à-dire, il faut essayer de limiter ou bien même de veiller à ce que tous ses membres ne fassent quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. La langue, les yeux, les oreilles, les jambes, les 2 mains, même la pensée, tout doit jeûner. Le troisième point, il faut essayer de laisser, il faut laisser même les petites choses comme des bizarreries, dire des choses qui ne sont pas vraies, dire des médisances, raconter des choses sur les gens, et etc., etc., etc. Le quatrième point, il faut lutter contre son nafs sur tout ce que Dieu t'a interdit. Le cinquième point, c'est retenir sa langue. Je l'ai dit plusieurs fois, retenir sa langue, car la langue peut mener à l'enfer. En quoi faisant? Disant des paroles de médisance, insulter, dire des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas sûres, se mêler des choses qui ne te regardent pas. En tout cas, il faut éviter de parler des choses qui sont inutiles, des futilités. Tout ceci peut conduire à rompre ton jeûne. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit, celui qui ne laisse pas ces genres de paroles et tout ce qu'on dit, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, à la fin du Ramadan, il n'aura que faim et soif. Mais il n'a pas jeûné. Le sixième point, il faut laisser tous les interdits et se lancer tout ce qu'on a ordonné de le faire. Ceci n'est pas facile. Parce qu'un jour, se réveiller et laisser tout ce que tu faisais, c'est pas facile. Ça demande une patience très importante. Et celui qui est patient, celui qui a laissé tout ce qu'on lui a interdit, Dieu va le payer ici et au-delà. Ce sont les 6 points que je voudrais vous rappeler par rapport toujours au Ramadan. Je m'arrête là pour faire le 3e audio.